Chères sœurs donatrices, nous sommes actuellement à Darussalam, à Gandiaye, dans la région de Kaolack. Actuellement, Inch'Allah, pour procéder au lancement de ce puits que vous avez bien voulu offrir à ce village. Comme vous pouvez le voir, alhamdoulilah, les travaux ont bien avancé. On a déjà touché de l'eau, alhamdoulilah. Il ne reste plus que la finition, Inch'Allah, pour programmer Inch'Allah, une autre date pour l'inauguration officielle de ce puits. Waaw, ñun nag dañoo bokk ci benn association bu tudd Sakku Yiw ñun ñoo leen defal teen bi daal. Teen bi nag jublaay bi du dara loolu jàppalante te yàlla tax ginnaaw bi ñuy waxee ne yéen da ngeen soxla teen loolu ci cadre boobu la ñu amee benn donateur boo xam ne moom moo pare pour financer teen bi tuddee ko tur bi nii mu nekk jigéen mu def te yàlla tax kon moom li mu fi daf ko def te yàlla tax amaana du fi mos a ñëw naan li ko soxal rek mooy ndax teen bi pare na ndax nit ñi ñu ciy rot ndax teen bi am na ndox loolu moom mooy li ko ci intéressé mais alhamdulilah ndax fekk nañ ci ndox loolu la ñu jubloon ci mbir bi daal. ginnaaw bi ñu sant yàlla jël seen Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi amaan mbégte bu baax ginnaaw bi ngeen joxe cadeau bi gën ci cadeau mooy ndox yàlla def mu dem ba ñu jot ndox ngeen ñëwaat fii tamit di ko saytu di ñaanal ki nga xamante ne am na mébét boobu di yaakaar ci yàlla tiyaaba bi mu may lu toll ne ndox te ndox nit mënul dund saa ndox. alhamdulilah ndax bi mu ñëwee foo xamante ne ñu ko aajoo ñu ko soxla ndaxte amaana fii am na ñu am ndox am na ñu ko amul ñi ko am tamit ba tey am na fu mu leen féete ndaxte wàññi na seeni facture te ku nekk xam na jamono bi nu mu méttee ak facture yi nu ñu seeree suñ la indilee facture balaa semaine soo fee ñu coupé la léegi nag soo demee ba yàlla may la ndox boo xamante ne da ngay root mu wàññi say facture kon loolu da nga koy sant yàlla bu baax ki amoon woon robinet tamit yàlla may ko heure bu mu ñëwee rek day root yóbbu kiram jëfandikoo kooku di sant yàlla ñi amoon daara seen xale balaa ñu doon sangu mu nekk ay semaine wala pour ñu am ndox bu ñu sangu wala lu ñu fóot suñu demee ba am ndox boo xamante ne dañuy jékki rek ñu ak si tibb dem jëfandikoo loolu kon sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla daal teen bi fu mu ñëw daal dafa ñëw si place am dafa ñëw foo xamante ne fuñ ko aajoo woon kon gi nag mu ngi nii ñëpp aajowoo ndox mi béréb boo xamante ne ay sàmmkat lañu jur yi dañuy aajowoo ndox mi ñetti daara ñoo nekk fii si zone bi nga xamante ne seeni gune dañuy aajowoo ndox mi ñu ngi siy sangu ñu ngi siy fóot tabaarakalla kon loolu sant yàlla la. teen bi niñ ko gisee bi mu ñëwee fii njàqaare bu rëy lañ amoon dañ doon bugg a naanal suñu jur yi. dañ doon bugg a sangu dañ doon bugg a def lu ne te boobu affaire bi métti na yenn saa ñu coupé ñu fii ba ñaari fan mbaa ñu coupé ñu fii du ba mu yàgg te mënuñoo fay te loolu yëpp njaqaare la woon kon nag bu ñu yàlla dogalee ñun ci suñu bopp ngeen seet fii ba mu dey leen ngeen indi ñu fii teen mu doon mbirum jigéen mi nga xam ne ñu ngi koy sant bu baax moom itam tiyaaba mu ngi ci bëgg yàlla na ko yàlla defal gërëm nañ ko. new nañ ko yal na ko ci yàlla yokkal tiyaaba yal na yàlla yokkal ko amam yokkal ko lépp lu mu bugg ci biir àdduna yal na ko yàlla defal mu am mujjanteel bu rafet te bu dee itam yal na balaa muy dee mu am lu mu bugg ci àddunam te bu dee itam yal na mu am foofu arjanam ci kaw bu gën a kawe ajana bu gën a kawe yal na ko yàlla may te na ko tàmbalee fii ajana bi fii lay tàmbalee ci àdduna bi bu ba muy dem yal na ko yàlla may mujjam bu rafet. yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak moom itam yal na leen yàlla lim ko yàlla may leen yal na mu may leen ko. milieu bi ñu toll tey am na ñoo xamante ne am nañu robinet ñee amuñu robinet te am robinet boobu terewuñu dañuy jënd bidon ndox 100 francs pour utiliser ndox mi ñuy naan. te yàlla mun na barkeel. déedéet robinet bi duñ ko naan yàlla mun na barkeel teen bi nekk teen bu neex. Et ce puits a un triple avantage. Pourquoi? Parce que il a été construit à côté d'une mosquée, donc il y a une école arabe, Inch'Allah, qui est derrière. Il y a aussi une école française qui est derrière. En plus que la population, il y a le bétail aussi qui va pouvoir utiliser ce puits-là, Inch'Allah.
Donc tout ça, c'est des avantages. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, tout eau utilisée dans ce puits soit une source d'ahsanat pour vous, qu'Allah en fasse pour vous une sadaqatul jariyah, qu'Allah accepte ce don et que ce puits-là dure des siècles et que vous pouvez, Inch'Allah, profiter de ces hasanat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah de vous bénir, de bénir votre famille, de bénir vos biens, de vous protéger dans cette vie et dans l'au-delà.